WPAT is 9:30 a.m. WPAT, Patterson, New York City. Medicare rules are confusing. They should be. There are over 130,000 pages of regulations. There's Part A through D, Medicare Advantage, and Medigap. According to the CMS, there are government programs available that can help you pay for your medical expenses. Choosing the right Medicare plan is a really big deal. The wrong choice can cost you a lot of money, and the right choice can put more money in your pocket. Call one of our licensed representatives today. At 65 Plus Medicare, our free service can show you a plan that will maximize your Medicare benefits, ensure you are taking advantage of all available government assistance programs, and save you money. Plus, call right now and get a free report on how to avoid costly Medicare mistakes. Call now. 800-635-6303. 800-635-6303. 800-635-6303. That's 800-635-6303. Do you take Viagra? Are you tired of overpaying for your pills? What if you could get the exact same results for a fraction of the price? Guaranteed. Well, now you can with Sildenafil, the active ingredient in Viagra. With 20 milligram generic Sildenafil tablets, you get the exact same results of Viagra for less than $2 per pill. And again, the results are guaranteed. That's right, absolutely guaranteed results for a fraction of the cost of Viagra. So give your wallet a break and call us toll-free at 800-460-2558 to get your generic Sildenafil delivered discreetly to your door. And of course, while saving hundreds of dollars, you'll also be saving time by saying goodbye to those long, embarrassing pharmacy lines once and for all. Again, just call 800-460-2558 and get your generic Sildenafil with a 100% money-back guarantee. Getting your pills doesn't get any easier or cheaper than this. So call 800-460-2558 now. WPAT. The following program is presented by its producer, host, and sponsors.
salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatuhu. mbokki auditeurs yi mu mel ni ñëwati nañ fii tey ci rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkantele la voix de l'émergence nekk fii ci studio de l'émergence fas yéene nag tey ci dibéer ji saafonte ak yéen saafonte bi nag jenn la sant ndax lépp suñu Sénégal la muy réew moo xam ne nii kenn mënu koo xar muy réew moo xam ne nii ñoo ko bokk ma Samba moomu ko ma Demba moomu ko ñun ñëpp moo ko bokk muy suñu trait d'union muy suñu trait de convergence kon nag ñun ñëpp ku ci nekk war a bay sa wàll ci waar wi ba nga xam ni ëllëg ci si biir kët réew mi fi nga xam ni bëgg nañ ko foofu dana fa dem rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence loolu la leen indil tey. muy rajo boo xam ne nii nag wax dëgg yàlla mooy rajo dëgg bi rajo bi nga xam ne wax dëgg yàlla nit ñëpp ñu ngi koy rafetlu mais nag xam leen ne rajo bi seenu rajo la parce que wolof Njaay nee na peccum liir su fekkente ni neex na day xam leen ni ndey ji mooy jàpp ci wagg yi kon nag rajo Sénégal émergent ñu koy dàkkantele la voix de l'émergence succès bii ci nekk day du tax ma yëkkati sama bopp damay xaal ni man ak yéen ñoo ko bokk. bon li nekk nag ci biir lépp loo gis nag mu rafetlu ci rafet ci rajo bi ba nit ñi di ko wax nañ ko delloo suñu borom subhanahu wa taala wante nag xam leen ni doomu aadama la man na maa juum je suis sujet à des erreurs su boobaa itam na ngeen ma ko jégal te xam ni jubluwuma ko ci. tey nag muy édition spéciale ma ñu am nag gan goo xam ne nii wax dëgg yàlla macha allah. man naa ni ay waxam ñëpp danañ ko rafetlu xam naa ni ci kanam tuuti dana dugg dana nuyoo te su boobaa itam li ma leen di ñaan moo di na ngeen ko dégloo ak xel te bañ koo dégloo ak xol dana fi wax joo xam ne nii wax dëgg yàlla ku ci nekk dana ci mën a jariñu ndax li ma nee sottee ci def yi la xam ne ni lépp ci Sénégal la jëm su ma noppee aussi dinaa eggale parce que bee passé le député du peuple mooy l'honorable député Ousmane Sonko commencé woon naa ko fi yeggul woon kon dinaa ko yeggale tey ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala waxoon naa leen ko parce que dama koo daggoon nit ñëpp a ngi koy rafetlu nag nit ñaa ngi rafetlu wax ji nit ñaa ngi rafetlu aussi wax dëgg yàlla ni nga xam ne noonu dañ ci liggéeyee ci boppam te nañ xam ne njariñul Sénégal la dadi nag ak loo féete rek su dëgg gi jotee na nga wax ak dëgg te yàlla tax parce que dëgg suñ borom subhanahu wa taala moo ko moom teewul nag foo gisee lu rafet dinañ jàpp ni di rafet la danañ wax ni di rafet la mais suñu gisee cosaan bi itam wax dëgg yàlla safaan bi itam danaan koo wax parce que ñun rek ak suñu tëraayu bàmmeel te wax dëgg yàlla politique baax na mais nag na fekk nga teg ko ci ak dëgg parce que yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na day bëgg sam réew ci topp yàlla la bëgg yemuma nag ci Ousmane Sonko parce que boobu ba tey maa ngi leen koy wax su ngeen gisee koo xam ne nii aussi lii mu wax na ko wala lii mu def na ko indi leen ma kaset bi su ma ko dégloo dinaa ko teg ci kaw mu nekk njariñul Sénégal donc émission bi ni ñu ko daan defee rek noonu lay doon maanaam niñ koy commencé rek alxuraanul karim muy bataaxel bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala moom moo ñu ko yónnee muy aya muy kii bi muy ayatul kursi bi moom la ñuy ubbee émission bi. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim. Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Fidèles auditeurs de Radio Sénégal Émergent, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'émergence et vous avez parfaitement raison d'y connecter. Je suis votre fidèle serviteur Amadou Amar. Nous serons ensemble ce dimanche jusqu'à 22h sur la fréquence WPAT 930 AM, mais aussi en ligne sur www.wpat930am.com. Et bien sûr, si vous avez envie de nous écouter au téléphone, composez le 641 552 87 62. Et ma principale mission, à travers ce temps d'antenne, ô combien important, ô combien précieux, c'est de vous offrir des services de qualité, avec des critères d'exemplarité, pour un meilleur confort d'écoute qui vous revient de plein droit. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Elle est si proche, juste à côté. Elle vient en complément, en apport synergique pour faire l'écho des événements majeurs. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, s'engage de façon formelle et certaine au tournant décisif d'une parole aussi forte, aussi claire, aussi explicite, aussi séduisante, basée sur l'art de véhiculer un message fiable et efficient. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, vient innover, engageant un processus de recomposition, de reconstruction et diffuser à travers les ondes le concept d'un objectif commun au profit d'un beau pays, agissant à sa pleine puissance et qui aura pour nom un Sénégal émergent. Radio Sénégal Émergent, la voix de l'émergence, c'est vous. Sa popularité, c'est la compétence, la rigueur, c'est la compétence, la rigueur, la discipline. En clair, c'est la différence émanant de son producteur, Amadou Amar. Lolo amulma
mbokki auditeurs yi ma dellu si waat ci waxukaay bi ginnaaw bu ma remettre de l'ordre dans mes idées xam ngeen ni kenn rek ku si yombul parce que yaay dugal yaay génne yaay jàpp fii yaay xëcc fii donc laaj na léeg-léeg rek ma jël break su gàttul tuuti lool nag daal di mën a remettre de l'ordre dans mes idées bala maa dugg nag dans le vif du sujet ñuy sant suñ borom subhanahu wa taala parce que dëkk bi am na ay gan muy assemblée générale des Nations Unies nga xam ni président yu bari lool ak chef de l'État ak chef de gouvernement yu bari lool danañ fiy teew Olof Njaay nag nee na su jinne bëggee Dakar ku yéeg daanu te ci biir nag wax dëgg yàlla tànn naa ci kenn wax dëgg yàlla mooy ki nga xam ni moo ñu yoral Sénégal depuis le 25 mars 2012 ci boppam ñu jox ko suñum réew muy son excellence le président de la République monsieur Macky Sall di ko souhaiter rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence di ko souhaiter bienvenue nag moom ak délégation bi nga xam ne moom la àndal nag di ñaan suñu borom subhanahu wa taala lépp loo xam ne nii wax dëgg yàlla jëlee nañ ko fecc sommet bi te muy ay effet bénéfique na ko suñu borom daal di tasaare ci Sénégal gi nga xam ne moom rek lañ am nii ma ko souhaité bienvenue nag na ko ñëpp souhaité moo xam nga bokk ak moom parti moo xam bokkoo ak moom parti parce que nañu jàpp ni c'est l'autorité suprême de la nation sénégalaise ñu xam ne nekk lu fi benn parti tey ñu xam ni kat nation Sénégal ci boppam la fi nekk kon nag ñun ñëpp ci boppam nañu continuer ñu ñaan ba nga xam ni kat wax dëgg yàlla li muy jëlee fii parce que su waxee waxalul boppam waxalul parti waxalul opposition xam leen ni toute une nation la waxal kon nag ñun ñëpp nañu ci jàpp xam ni kat wax dëgg yàlla su yokkee prestige notoriété Sénégal ci boppam xam ne ni kat ñun ñëpp ñoom ñoo ciy bég ñun te xam nañu xam ne suñu gan la ñun la gane si ci biir loolu nag ma commencé waxtaan wi parce que am naa gan goo xam ne nii wax dëgg yàlla nee naa leen na ngeen ko dégloo ak xel te bañ koo dégloo ak xol soxna si yaa ngi en direct ci rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence waxal sa bopp sa tur nuyu auditeurs yi lay déglu yëpp xam ne ñu ngi lay déglu ci àddina bi yëpp bismillah. waaw jërëjëf sëñ Ahmadou. yaakaar naa ne man mii maa la ameel remerciement ndax yow yaa jël sa micro dénk ñu ko may ñu opportunité ñu mën toog fii waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy auditeurs u sa rajo di suñu ay compatriotes yu nekk ci diaspora bi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biti diaspora bi yaakaar naa ne opportunité boobu da nga ko jox waa Pastef ñëpp jaarale ko ci sama jëmm gi nga xam ne man mii maay coordonnatrice su Pastef fii ci États-Unis maanaam kuréel bi nga xam ne tey moo ŋànk parti Pastef ci États-Unis man la yàlla def ma jiite ko ci jamono yi sama tur di Aïcha Touré ma dëkk fii ci Missouri ci ville u Kansas City kon encore une fois sëñ Ahmad maa ngi lay sant di la gërëm di remercier yow ak sa équipe yëpp ci invitation bii nga xam ne moom nga ñu defal jërëjëf. am na lu des nag loo xam ne nii bëggoon naa nga leeral ko rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence noo def ba jokkoon teeg man parce que man mësuma laa gis xamuma la nan nga def ndax da ngaa dégg rek rajo bi siiw am lan wax ko ndax CRS Mbay dàgg. waaw loolu dinaa ci sawar lool ndax man mii soxna Aïcha man maa la contacté ndax rajo bi dégg naa ko jotee ay xibaaram jóge Sénégal jot ci ay xibaaram mu jóge fii ci États-Unis di ki nga xam ne sax moomu mujj contacté ci mbiru rajo bi di sëñ Ismaïla Goudiaby nekk suñu benn responsable boo xam ne moo nekk foofu New York waaye ci tënk lépp li nga xam ne dégg naa ko mu jëm ci rajo bi li nga xam ne moo ci gën a fës ci man gën maa ñor mooy kàddu yu dëgg yi nga xam ne day jibe ci rajo bi te tëddee ndey ji seex bi ak discipline bi nga xam ne sànq ni wax nga ko ci sa introduction muy lu ma neex parce que dama ko seetlu ci kàddu yooyu nga xam ne témoignage yi nga xam ne nit ñooñu def nañ ko jëmale ci rajo bi te dëgg foo ko dégg alalu yàlla la dëgg la moo tax tey daf ma jaraloon lu ne ma contacté la te ba ma la contacté it aw dara lu wóor li nga xam ne dégg naa ko ci samay nit liñ ma wax ci jëmale ko ci rajo bi muy confiance bi nga xam ne yow lal nga ko installé ko ci kàddu yu yiw ak kàddu yu dëggu yi nga xam ne jóge na ci yow ñëw ci man te mu yokk ma confiance may yàkkamtee ñëw bokk ci njaboot gi nga xam ne moo wër ci rajo bi kon loolu moo tax ma am sawarte ak ñëpp ñi nga xam ne nag ñi ngi sama ginnaaw ndax
ñun dañoo baaxoo dara ñun waa Pastef bu ñu gisee lu baax dañ koy tasaare suñu biir ñi nga xam ne nag xamuñu woon ne xam naa ko sax rafetlu ne ma vraiment nekk na rajo boo xam ne ku ci mësul dugg ku ci mën a dégg nga épp rajo bi sëñ Moussa sëñ Ahmad lii moo tax ma woo la ñu jokkoo ba tey jataay bi am dëgg la baax na kon xam naa ma daal di dugg nga nu mu tuddati rek nga teewlu rek ma daal di dugg ci sama éditorial bi nga xam ni moom laa def éditorial bi nag posté naa ko ci sama Facebook xam naa ni ñu bari jàng nañu ko ndax li ma ci jot ci feedback ba kawe na sama njortu xam naa ni yow soo noppee da nga ma tënkal su ma noppee rek da nga ma tënkal ci wolof li yi nga xam ni moom nga ci jàpp ba nga xam ni auditeur u rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence yi ci boppam wax dëgg yàlla danañ ci mën a jariñu en route pour la présidentielle 2019 en politique la conviction et l'engagement ne sont pas des mots vides de sens si l'on veut gérer en toute conscience les affaires du pays. En clair, une vieille habitude ancrée dans la vie politique est une désinvolture qui confine à la corruption pour l'achat des voix aux joutes électorales. Hélas, ces pratiques corruptives, hallucinantes, ne laissant pas la démocratie s'exprimer librement, d'autant qu'elle se sent tensée et molestée pour des raisons crypto-personnelles. Aussi, les querelles et les invectives qui minent la classe politique sont des éléments supérieurs de défiance au moment où la parole des politiciens souffre d'un manque de confiance chez nos compatriotes. Ce faisant, les inquiétudes des populations sont légitimes devant ces dispersions qui fragilisent le climat social de notre pays. La certitude en vérité absolue. Les Sénégalais de bonne foi ont besoin de connexion avec des hommes qui œuvrent à la splendeur de leur patrie. Toutefois, la particularité majeure, c'est une nouvelle donne issue des législatives 2017. L'honorable député Ousmane Sonko en est la parfaite illustration. Et pour cause. Sa politique humanitaire, multidimensionnelle, à laquelle les Sénégalais adhèrent profondément, a construit sa popularité sur le territoire national et la diaspora. Cette stratégie mettra fin à un cycle politique qui est le cynisme et l'absence de conviction dans l'arène politique. Ainsi, considéré comme l'étoile montante de la politique, l'honorable député du peuple Ousmane Sonko définit déjà l'avenir de son parti où il a conviction à repenser la manière de faire la politique au Sénégal. En route pour la présidentielle 2019, l'honorable député du peuple est l'alternative crédible. Alors, il est à la hauteur des charges républicaines, ce qui le place dans une logique confortable de conquête du pouvoir à la présidentielle 2019. Tant mieux pour un meilleur devenir de notre pays. Vive le Sénégal, uni et prospère. Amadou Amar pour la Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence. Soxna Aïssa, sëñ Amar de ngay laaj ba xam lii lan nga ci mën a tënk ngir auditeur u Radio Sénégal émergent, la voix de l'émergence jariñoo ko bismillah. Jërëjëf sëñ Amar. xam nga bi ma gisee sa éditorial bi dégg ko léegi nga di ko lire. ndax xam nga lecture dafa xaw a wuute ak kii ñuy lire ngay dégg. sensation bi ngay am mooy dàq sax booy lire. dëgg la. tey lii nga wax nii. dafa am leneen lu mu suscité sama biir. mu fàttali ma lu bari. mais si dans l'ensemble. kii bi ma am yëg-yëg bi ma am mooy. dëgg la dafa mel ni analyse bi nga xam ne da nga ko def ci sa article. dafa mel ni da nga tibbee ci li nga xam ne mooy suñu profession de foi. déedéet waay. profession de foi bi xam nga kañ leen ko bind ñu ngi ko bind décembre 2013. lañ ko publier. waaw. te parti baa ngi juddu janvier 2014. te profession de foi boobu. ñun dañu ko bindoon parce que si profession de foi boobu foofu la ñu décliner suñu vision pour le Sénégal li ñu namm ci Sénégal. tigi. ak li tax Pastef taxaw. li tax ndaw yooyu jamono yooyu. taxawal li ñuy wax comité d'initiative. gis Sénégal ni mu demee. ba bind profession de foi bi
parti bi juddu janvier 2014 le 4 janvier exactement si le parti bi def assemblée générale am. ñu jël honorable député. jamono yooyu suñu Ousmane Sonko inspecteur des impôts teg ko mu jiite parti bi. daf may yéem ni ko waxee ni parce que dafa am passage yu bari yoo xam ne. man dama ko noté. muy li nga xam ne dafa dëppoo exactement ak li nga xam ne ñun ñi gis-gis boobu la ñu am. kon loolu it maa ngi si jaajëfal. tamit di naw macha allah. saxañ si wàllu seetlu. ak si wàllu analyse. dëgg la. gis nga da nga commencé wax engagement. engagement dafa nekk mot boo xam ne fi nga ko tàmbalee dafa am solo. ndax engagement boo gisee Pastef. Pastef jóge si pas-pas. yaakaar naa ne sens boo ko dee toog dégguma wolof bu baax nag waaye soriwul engagement. muy détermination bu nit am. dëgg la. donc loolu dafa mel ni mooy xolu Pastef. ndax mooy tur wi. dëgg la. du ñu dugg gum si détail bu ñu demee ba ci kanam. daane waaw. waaw dëgg la léegi vas-y. vas-y égaleel. nga ñëw si corruption. muy li nga xam ne tey mooy base constat bi nga xam ne. bi ñu xoolee Sénégal li mu am yëpp comme atu. maanaam si Sénégal lépp li nga xam ne Sénégal am na ko te mu mënoon koo may mu yegg si yenn réew yi nga xam ne dañu développé tey si àdduna bi te defu ko. bi ñu jàngatee loolu ba ci cappaandaw ga dañu jàpp ne. Sénégal corruption bokk na si mbir yi nga xam ne ñoo ko gàllankoor. tigi. dégg nga dellu waxati. le non-respect de la parole de nos dirigeants politiques. maanaam nit ñi nga xam ne duñu sàmm seen kàddu. tax na ba si biir toujours maa ngi ci. profession de foi boobu ma la waxoon. mu mel ni fa nga tibbee. te xam naa ni gisoo ko. déedéet. yàlla moo mën a seede bu suma koo gis. gisoo ko ndax du document bi nga xam ne dafa disponible. si kii bi lu amul seetlu daal. wallaahi lazim gisuma ko. gisoo ko. gis nga non respect de la parole boobu moo tax si biir préambule boobu. Pastef ma nga fa sóoraale lu am solo. muy li mu naan réconcilier les Sénégalais avec la politique. waaw mooy connexion boobu ma wax. mooy li nga wax. pour dëggal rek ne lii nga wax nii dafa am solo lool. dëgg la léegi maanaam Sénégalais yi demoon ba seexlu politique. dem ba génn seen réew te ñoo ko moom. tey Pastef taxaw na si langue politique yi pour fexe delloo si ñooñu. jubali leen ak li nga xam ne mooy politique wan leen ne politique nii ñu koy defee ni ñu ko gisee du noonu waaye neneen la. kon léegi xam naa ni def ñu déglu honorable député du peuple Ousmane Sonko l'étoile montante de la politique au Sénégal ñu seet ba xam moom. lan dañoo indi daal. bismillah. dañu ñëwoon fii Thiès tey di nemmeeku suñu mbokku Thiès yi Thiès di sama dëkk. ndax fii laa juddoo am fi mbokk yu bëri sama yaay bokk fii ci Thiès donc nekkuñu fi gan bi ñëwee gis mobilisation bi fi am di vraiment féliciter remercier suñu mbokku Thiès yi rawatina moom Birame Souleye Diop mi nga xam ne moom lañ désigné coordonnateur xam naa dina ci sànnu quelques kàddu léegi sax ak ñi muy liggéeyal ñoom Diak ñoom Diawara gis ngeen tey mobilisation bi am fii Thiès bi ñu dooree politique ba léegi ñoo ngi dooj a daj lu toll nii donc di leen remercier population Thiès yëpp bi ñu ñëwee ba léegi dem nañ nemmeeku kilifa diine yi ci suba si war koo yeggali léegi bu si kanamee teral nañ ñu bi ñu ñëwee délivrer nañu suñu message ci réew mi ni muy doxee ci boobu la ñu ne sénégalais yi dañu xam ni politiciens yi leen di gëmloo ni Sénégal réew mu amul dooleel dañ leen di nax Sénégal ndóolul li mu ndóol mooy homme politique de qualité homme politique boo xam ne patriote la mooy réewam jaral na ko lu ne homme politique boo xam ne lenn lu muy def acte bu muy posé balaa mu ciy sédd Masamba ak Mademba ci ay réew bitim réew balaa mu ciy sédd FMI ak Banque mondiale na njëkk a xool lii ban njëriñ lay am ci sénégalais bee nekk Fongolimbi sénégalais bee nekk Guinaw Rail sénégalais bee nekk Thiès loola bés bu ñu ko amee yeneen réew yi nga xam ne tolloo woon nañu ak ñoom 1960 te tey ñu am koom gu am doole ba di ñu may ñun réew yu mel ni Corée ay Malaisie ak ñoom seen dinañ leen dab baraw leen parce que Sénégal lépp am nañ ko xeetu richesse bu nekk ngi fi donc loolu bokk na ci message yi ñu doon délivrer nee nañ nag
teg ko ci ay chiffres ak ay faits yu leer war nañ leen ni réew moo xam ne téeméer yoo jël juróom ñaar fukk ya ma nga ca loxo ay bitim réew moom mënul développer. réew moo xam ne marché public yi ñuy joxe ci cadre PSE bi kazalika même proportion bi la réew moom coow lay yàgg bor bi bëri ñu koy fay suñu sët di ko fay waaye du émerger bay développer. ku leen wax mi ngi ci yoonu émergence daf leen di nax réew mi demul ci émergence te au moment du bilan dinañ taxaw wax ko ndax réew état émergent xam nga mooy lan. Brésil bi ngay dégg du gis ngeen coupe du monde bi Afrique du Sud Turquie Chine ñooñu la ñuy wax pays émergent yow nga bokk ci 25 pays yi gën a ndóol wala nga teg base structurelle d'une économie defoo ko ba pare naan da ngay émergent bëgg a tabax ñetti immeuble Diamniadio ne émergent na du loolu mooy émergence. Les vraies questions tant que laaluñ ko ci réew mi duñ dem fenn donc loolu mooy discours bokk na ci discours bi ñuy wax ak suñu mbokku Cees dama ne acteur politique wootewu ne opposition la lenn ci askan wi dégg la ba sa discours ñor leen ñu lay déglu te ñun ñu ne xeetu politique bi ñu bëgg a andi du xaste du ŋàññante du saagante waaye seet liy njëriñu réew mi ñu teg ci suñu baaraam la dafay jaadu ñuy gëstu ci réew mi nuñ ko yoree gëstu ci amu réew mi nu mu doxee gëstu ci yorin réew mi naka la demee luñ ci gëstu ba gis ni lii jaaduwut nag ñu jaamarloog ñu taxaw ak askan wi ne leen lii jaaduwut loolu nag du mbóot du révélation du dara te politique noonu la war a doxee politique loolu la ñu ko deful ñëpp dañ leen di nax pouvoir comme opposition ndax soo nekkee opposition waaye kenn du la dégg lu dul ci diggé loo xam ne leer ni mënoo ko ci parole démagogique ni ko tubaab di waxee ak ci def animation wala saisir opportunité ba xool nooy duggee rek franco laay toog kooku du politique ci nun politique daal mooy ñii gouverner nañu gouverner def seen kemplaay kattan ñii opposé xool lu doxul ci réew mi ñu ne lii doxul léeg-léeg nag ñu laaj la ci lu baax nga ne lii lu baax la dara newu ci waaye opposition rôle mooy de signaler les trains qui n'arrivent pas à l'heure ba citoyen bi toog mun a am ay jumtukaay yu mu xamee li xew ci réew mi ba ëllëg suñ ko nee demal tàdd moo xam lu muy tànn loolu nag la ñoom ñii toog fii président Macky Sall jiite leen loolu la ñu bañ mu am ci réew mi dañoo bëgg lépp mokk rek ñoom ñu yor seen alal yor seen presse yor seen i truc ñoom daal seen discours rek mooy jàll loolu nag duñ ko nangu opposition dina am ci réew mi te dinañu wax sénégalais yi dégg ba xam ne ñoo ree réew mi waaw plainte bi xam nga ñun dañoo annoncé plainte rek ñoom ñu gaawantu dem jëli seen tubaab boobu nga xam ne li yàlla xam doy na andi ko te loolu wane na rek ni ñu yoree suñu pétrole ndax koo xam ne presse bee ko bind man waxuma ko nee nañ jàpp nañ ko ci Sénébar ci ab dëkkam jàpp nañ ko ci corruption nga andi ko faxas ko jël lu toll ni suñu pétrole jox ko sa rak ak société bi mu bokkoon ñu wëlbati ku dem jaay ko moom te li ñu waroon fay lépp Sénégal sax fayuñu ko nit ñi wax ko beneen kawteef mu ñëw dugg suñu réew am sañ-sañu di dànkaafu doomum réew mi rawatina ay kilifa ñii di opposition ñii nekkoon ministre ñii nekkoon premier ministre ba am sañ-sañ tax di ci tudd kenn naan sa bàyyi nekk lii moo tax foog nga ni sénégalais na ñeme na dem Roumanie fa mu dëkk moom nga xam ne mooy ci réew yu gën a ndóol ci Europe la bokk Roumanie googu waaye sénégalais yow homme d'affaires sañ nga faa dem naan seen ministre yow néeg nii kon di nga yàgg ci koso bi donc ñàkk fayda googu suñuy kilifa di ñu ñàkkloo fayda ci ni ñu yoree suñu alal loolu rek wane na ko mais ñu ne mbir mi yemul foofa comme ñun dañoo annoncé ni dañuy def plainte parce que conditions yi ñu joxee Petrotim suñu pétrole du yoon te chaque jour ñu ne leen IGE def na ci rapport déclassé rapport bi ndax bu ngeen fàtte ni affaire chantier de Thiès moom président Macky Sall moo dem fële King Fahd Hotel daa di woo ambassadeur yi ñëpp ne day déclassé rapport IGE na déclassé bi tey mooy président lan la IGE waxoon ci conditions yi ñu joxee Petrotim suñuy bloc de pétrole dafa ne woon daganut àndul ak code pétrolier yooyu yëpp ñu dajale ko plus njaay bi ñu jaay ñoom su dañoo waroon fay lempo ci réew mi xaalis bu dul jeex la boo xam ne mënoon a tabax suñuy école mënoon a tabax suñuy hôpitaux ñu bëgg ko jaare noonu dem ñu ne sax dossier bi trafic d'influence am na si ak conflit d'intérêt ndax relation bi jege ci wàllu deret bi am diggante ki doon gérer Petrotim
ak yor réew mi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ koo dajale teg ne nag lii la ñuy dajale ak suñuy avocat dem déposer plainte ñu gaawantu dem andi seen tubaab mu egg si fi jeudi xaw moom mercredi vendredi mu ne déposer la plainte noonu nag comme lu sérieux la ñuy def ñun defuñu show bàyyil nañ ko ñenn ñi ñu ne comme lu sérieux la ñuy def dinañ jël suñu temps suñuy avocat ngi fiy liggéey bu paree nañ def suñu plainte ci Sénégal dinañ ko def ci CEDEAO dinañ ko def ci bitim réew teg ko ci argument yu leer parce que wax ji il faut mu leer nañ panique bi am ci ñoom nag parce que panique xam nga lu ñuy wax panique mooy tiitaange jàpp na leen ñoom ñëpp nga gis ku nekk jaar nii ñoom sax ñu yebal ñenn ñi ñu gaaw def déclaration naan non moom Aliou Sall d'ailleurs il était membre du parti ñu xëy mu naan démissionné na patriotisme loolu lépp panique la. mais panique la yooyu yëpp xam nga wax dëgg yàlla man dama yenn saa yi damay xaw am tuuti ñeewantal sa yërmande ci ñoom ndax dafa mel ni mënuñu ñàkk mën weesuwul loolu yow yaa autorisé marche ne diggante bii ba diggante bii la te may naa leen 15 heures ba 18 heures waaw lan mooy ndeyu ñi ñëw di def marche ci diggante boobu 16h30 nga sànni lacrymogène naka la ñu mën a tuddee loolu lu dul panique parce que jàppoon nañ ni opposition amatul Sénégal mënuñoo mobiliser waaye bi ñu toogee ba 3h30 gis ay milliers de Sénégalais génn ñu leen di woo di leen rendre compte ñu commencé paniquer ñu gis ni chaque minute foule bi di gën a ñëw te ñoo ngi fàttali Sénégalais yi manifester nañu Mbacké manifester nañu Kolda manifester nañu Kaolack New York Paris Milan ci loo xam ne ñun ñii yor mbir mi sax jotuñu woon coordonné ak ñoom panique jàpp leen ñu ne tas seen mbir ma balaa ñuy wax seen message loolu moo fa am leneen amu fa nee nañu nag nit ñee doon forcé wala ni xam nga def jàmm moo gën di lépp boo tëree nelaw waaye fooy dox yaa ngi gëstu lan la ñuy waxateeg lan la ñuy génne man mii Ousmane Sonko mu dayee di mii semaine bu nekk ñu ngi naan tey lan lay waxati loolu def jàmm ko dañ leen dénk réew mi du seen patrimoine moomuñu ko ñun xamuñu leen amuñu benn noonoog ñoom c'est pas personnel du président du frèram du ñi bokk ci parti musuma leen gis télé laa leen di seen donc koo xamul musoo ko gis munoo am problème personnel ak moom waaye dañ leen dénk suñu réew 13 millions de sénégalais ñoo fi nekk te réew nag même 13 millions de sénégalais yi fi ne moomuñu ko dañuy romb rek waaye suñuy doom ak suñuy sët war nañu fee fekk Sénégal gu baax ñoom ñu ñëw ne gestion sobre et vertueuse mooy yorin gu sell te leer nañ amul lu ñuy nëbb waaye loolu kay soo ñëwee ñu ne la problème am na xanaa kay ñun moom la ñuy dimbale ñu xëy ne assemblée nationale reversé wul impôt te ñoo waroon njëkk a versé impôt ndax ñoom ñooy wote loi yi tax ñu fay impôt ñun ñëpp daal di dagg impôt bi toog ci Frankulay nga mer ñu xëy ne pétrole bi léegi am na ci nga mer ñu xëy ne loi de finance bii nga voté rectificative ay marché à gré yu dul yoon am na ci budget bu référendum bi dem na ba 10 milliards te yaa waxoon 3 milliards nangam nga mer naan damay rajeeg damay lii donc ñun liñ leen ni woo mooy nañu delloo ci seen xel nguur day jeex président nekkoon na fi président nekkaat fi te moom day dem te ñu ngi ñaan mu gaaw donc à partir de ce moment liñ la dénk fexeel ba yor ko ci anam gu rafet boo tëddee nelaw da ngay dem yeneen réew nit dina yor réew ba jóge fa nekkaat ci réew mi ak njabootam di fa yor ay activité am te coow du am da ngay gis ay ñoom Clinton ak ñoom nangam donc Sénégal il faut que nit ñi xam ni moomuñu dañ leen dénk kese ku fi soxla ñëw di yalwaan suñ la joxee nag nga ñëw ku wax nga funki di yooxu di dal di naan damay kase damay lii nit bu yàlla sàkk nit bu yaakaar ne mun na ko kase day nax boppam. waaw non dama ne la ci fan yi di ñëw comme dama bokk ci ay kuréel am na yu ñuy liggéey yu am solo lu mel lu dem ci zircon bi lu mel ni lu jëm ci phosphate bi lu mel ni yenn service su réew mi yii ay agence yii ay autorité yii ci administration la niñ leen yoree ci yoreen gu sell di te muy yàqal Sénégal alal gu dul jeex xaalis di fa dugg te demul fi mu war a dem yooyu yëpp nañ ko dajale
waxtaan ceeg sénégalais yi parce que li ñu def ci pétrole bi ndam la ci ñun ndax tey man gëm naa ni leneen lu ñuy defati ci pétrole bi dinañ gëstu gauche gëstu droite balaa ñu koy def ndax yaakaaroon ni benn sénégalais xamul lu xew ci pétrole ba tax ñu dem tëju seeni bureau climatisé di signer donc il faut que comme amuñu assemblée nationale ci réew mi chambre d'applaudissement et d'insulteurs professionnels lañ fi am il faut que mu am opposition bu am doole am fulla teg li muy wax ci xam-xam daa di leeral sénégalais li fi am ndax su ñu amoon assemblée nationale question yëpp ñu posé waroon nañu am commission d'enquête parlementaire te doo ko fi mës a dégg donc loolu mooy ñun suñu façon define politique ñu wax sénégalais yi ni amuñu problème ak kenn neewuñu fii pour naan dañuy li tubaab naan délation feeñal rek ak am nañu suñuy programme te ci jamono yu néew dinañu commencer def la tournée 45 départements def fa ay fora wax sénégalais ci mbay ci càmm ci lii ak ci lii ak ci lii lañ ci bëgg a def ma terminer nag ngeen may ma ci lancer appel tous les sénégalais nañu génn bindu ci inscription yi ñoom ñëpp parce que tappale bi nit ñi di waaj fii buñ ko seetaane ba mu jàll dinañ leen duma bëccëg mbir kam te duñ ko jooy nañu génn dem inscrire kuy inscrire sa carte d'identité mbirum tappale yi ñu bëgg a def naan dañ lay laaj ndax est-ce que bu nga nekk ci fichier électoral bi nee ko sa yoon new ci bind ma ci fichier électoral bi ndax wote droit la droit nag kenn du laaj ni ndax droit bi dama la koy jox am déet donc na ñëpp bindu ñu am fichier bu ñu musul am surtout jeunes yi nag nañu xam ni seen jamono jot na 56 ans les mêmes personnes ñoo fi nekk nguur gu ñëw ñëwal ci ko ànd ak moom na jeunes yi jël seen responsabilité ñu soppi réew mi donc loolu day jaar ci inscrire ci liste yi préparer législative yi nga xam ne dans 8 mois la ñu def fi élection législative bu mucc ayib ñu porter à l'Assemblée nationale de vrais patriotes bu boobaa dinañ gis coppiku bu rëy ci réew mi. nous remercions. dégg ngeen ko auditeurs yi donc soxna Aïcha nga may ma dugal benn kayitu tàggee très rapidement su ma noppee dugal publicité yi après ma jox la nag nga tënk wax ji nga xam ni l'honorable député Ousmane Sonko wax na ko nga tënk ko ba pare ma ubbi nag antenne bi parce que auditeurs yi ñu ngi commencé di signaler di woote comme ça ñoom dana am jombul contribution yi ngi def wala laaj yu ñu la bëgg a laaj donc kayitu tàgge bi rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence ci boppam moom moo ko defal boppam son producteur muy man ndax dafa am soxna soo xam ne nii dafay bàyyeeko comme mu bàyyeekoo fi Sénégal te di nag vraiment suñu kóllëre di suñu jarbaat bu baax lool wax dëgg yàlla ndeyam bàyyeeko fi kon duñu man lu dul rek defal suñu bopp ab tàggee ba nga xam ni xam naa ni jullit yëpp danañ ko mën a ñaanal ak ñaanal ñeneen yi nga xam ni aussi jóge nañu fi donc Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér ba liggéey bii nga xam ne mi ngi koy liggéeyal maamam mu yeggale ko ak bépp kilifa diine boo xam ne nii yaa ngi Sénégal yaa ngi ci àddina bi donc El Hadji Seck fii ci New York nga xam ni goro la ci nga xam ni moo wàccub liggéey Ndeye Marie Niang moom itam doom la ci nga xam ni moom moo wàccub liggéey Aïda Thiam moom itam doom la ci ki nga xam ni moom wàccub liggéey Fat Niang fii aussi ci New York Omar Niang moom itam nga xam ni doom la ci ki nga xam ni moo wàccub liggéey ñoom day ñooy ànd ak dogalu borom bi di nangu dogalu borom bi di leen yëgal wàccub liggéeyu Adja Khady Ndoye soxna Adja Khady Ndoye de wàcc na liggéey démb ci samedi gi ci gaaw bi fukki fan ak juróom benn denc nañ ko ca njaareem donc nan ñaan suñu borom subhanahu wa taala soxna si nga xam ni jógee na fi foofa na ko gënal moom ak képp koo xam ne nii fekk nga ko fa ak ñun ñi xam ne itam ñu waaj ci lu amul benn sikki sàkk danañ leen fekki ñun ñëpp suñ borom subhanahu wa taala boole ñu dugal ñu àjjanay firdawsi yàlla na ko def su ma jógee foofu aussi ñaan gi nañu ci boole yaayu waajur bu jigéen bu Camara bu baay yaa Habibi moom itam waajuram bu jigéen dafa wàcc ab liggéey yàlla na ko suñ borom subhanahu wa taala yóbbu àjjanay firdawsi Ibra Sow Tuhfatu mi aussi nga xam ne nekkoon na fii ak ñun di suñu mbokkum taalibe bu baax yàlla na ko suñ borom subhanahu wa taala yóbbu àjjanay firdawsi Pape Diagne aussi nga xam ni fii la nekkoon moom itam demoon Sénégal bàyyee ko fa suñu borom subhanahu wa taala yàlla na ko yóbbu àjjanay firdawsi ci boppam
ak Djibo Laytika aussi bi nga xam ne moom itam dafa wàccub liggéey ñoom ñëpp yal na leen suñu borom subhanahu wa taala jóbbu àjjanay firdawsi yal na leen foofa gënal te njaboot gi nga xam ne bàyyi nañ ko itam yal na ci suñu borom subhanahu wa taala teg loxoom. dugg ci publicité yi rapidement rek commencé ci Pikine restaurant muy restaurant bi nga xam ni un service client ñoom ñoo ko gënle wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu nañ ko lekk yi soo demee lekk yaa nga faak maafe yaag ceeb yaag yëpp soo duggee te kat soo laajee lekk yi yëpp ñu teg ko ganaar yi naan ngeen sant ñoom ñëpp dañ daan da saf bay sàppaaral ma wëlbatiku ci côté droit bi gis frigidaire bi ay juuse nekk fa ba fees dell ma ni leen lii day baax na ci yéen xam naa ni dañ leen a pine ñu ne non tonton pine wuñ ñu parce que dañoo defar ba ñu neex ñu di leen xaar donc restaurant ba soo fa demee mi ngi nekk ci 116 243 ouest 116 ci boppam ci xaalu 116 bi tey numéro téléphone bi 646 922 70 15 service client ñoo ko fa gënlee su ngeen demee wax dëgg yàlla ku fa dem daal da nga dolliwaat man fa laa jóge nii léegi mais xam naa ni su ma noppee rajo bi itam dinaa fa delluwaat encore parce que moom neexut a muñ. ca wet ga nag électronique yaa nga fa Afrique PC nga xam ni mëndooye fa nekk muy expert en la matière téléphone bu baax ñëpp ko bëgg computer yu baax aussi ñëpp ko bëgg te kat computer yi su computer amee problème su sojee lu mën a def moom mën na la ko fixer fi saase mais li may laaj te mënu nañ ma cee tontu nan ngay tëdd fii ci Amérique gi jàkkaarloog sa waa kër Sénégal ku dugg nga gis ku génn nga gis te kat ma njooy nee na ma am na système bu mu day defal boo xam ne nii yi kay fëgg ca buntu ba yaa ngi koy gis soo naan sooy bës bouton bi fii rek buntu bi ni kàccet daal di ubbeeku lii may wax nag ku am lu ci sikki sàkk solal saw daal dem ci 247 ci xaalu 116 wi wala su fekkente ne da ngaa tayel defal 718 807 92 39 wala 917 334 60 99 bu leen fàtte nag Pikine Diaspora rajo nga xam ne mooy suñu partenaire principal monsieur Sène nekk fa di fa liggéey bu rafet lool dimanche yu nekk wax naa leen ko li ko commencé midi ba 4 heures day rajo citoyen modèle la ku fa dem da nga xam ne Sénégal la leen tax a jóg ma ñëwati nag ci sama store bi muy Adja Khadi Food distributeur wax dëgg yàlla moom itam ma dugg ca buntu ba bi ma duggee ca buntu ba maa ngi gis xaw ma frigidaire la xaw ma nga fees dell ki mburu tàng jër nag ña nga ci wekk ak ñeem jëlal ñeem gi keppal ci mburu mi dugal ci enveloppe yi nag du ko yóbbu poste office sa kër nga koy yóbbu soo noppee xattar bi ko ci sa wetu ndey joor yàpp yaa nga fa ñu rangale ganaar yaa nga fa rangale fasanteel ak yàpp yu kolëre bul am loo ci ruus yàpp a ñëpp ko bëgg ñu di deete waay nag soo noppee ci loolu nee naa leen su ngeen fa demee laajte leen xar mu jaasir mënumaa def publicité bi ba pare moo dàq ci yàpp ba pare di ko njëkkanteeg yéen su fekkente ni soxla lu leen ko wax leen ma ko man naa ko jëndaat ci yéen te lu ngeen ma ko jaayee dinaa ko jënd ma yóbbu ko kat ci 111 fee ci boppam su dee wàjji bu neex rek da moom di ñoom ñoo xadd kaaba bi maa ngi naan soxna si moom mën naa ubbi restaurant parce que loolu muy defar wax dëgg yàlla moom macha allah yal na ko yàlla may fan gu dëgg wér yaram ak borom këram te barke leen ak njabootam ñu ni deetewaay nag bi ma noppee wax dëgg yàlla ma laa di ñëwati ni maa ngi ci xàllu 116 bi ba tey de daal di ñëw buntu kër Kumba maa ngi fekk réel coow li ma ne waaw fii moom mbaa jàmm la ma dugg ci biir nit ki moom mbaa duñu woon naa yéen wan mbaa jàmm la man daal damaa dugg ci biir rek client yaa ngay tappante di xaqtaay ba yëkkati seenu tànk te kat seen gémmiñ yaa ngi neen batt ñi naan waaw man su ma fi ñëwee xamal ne ceeb bu neex bee tax ma ñëw fi ñii ni yow xanaa suñu téere ñoon xoolal suñu téere maafe bi laa wax dañ koo togg ba muy xel ñii ni déet xanaa xoolal biir supp kànjawaay mënoo koo gis fenn ñeen xanaa yow loolu ngeen xam xool leen ceebu yàpp bi te kat seen gémmiñ yaa ngi neen batt den comme li ma ci jaaxal nag kër Kumba ci boppam su fekkente ni dugg nga fa lekk ba suur këll sooy génne di tàqamti ko ba ci man mi képp ko fa dem day soo demee doo ko réccu wax dëgg yàlla numéro téléphone bi 212 mi ngi ci xaalu 116 wi numéro building bi 125 la 212 mooy numéro téléphone bi 866 39 00 su ma noppee foofu nag ñu naw muy sëriñ bu baax muy sëriñ Muxtaar Mbàkke nga xam ne mi ngi foofu ci soppe Cheikhul Khadim yére yu mu yor day macha allah te yére yi moom fépp la xaj su fekkente ni xew nga bëgg ak lépp loo bëgg day soo demee dana la ci defal ay xéewal te yére yi rafet na macha allah téléphone am 917 723 37 93 ma terminé nag ci sëriñ bi benn sëriñ bi nga xam ne wax dëgg yàlla day ñaan parce que soxla yee bare na waaye nag nañu xam ne suñ borom subhanahu wa taala mooy joxe day képp ko fa dem ci sëriñ Cheikh Tidiane Niass day su àndee ak dogalu bi yàlla sa soxla day bu àndee ak dogalu yàlla soxla sa dana faju te ko dem dana la ñaanal te jafewul ay mbir 917 mooy numéro téléphone am 546
545 64 68 ma tàmbali waat ko 917 545 64 86 ci boppam fàttali waat yi itam Pikine Diaspora rajo ci boppam mooy la rajo du citoyen modèle bu leen ko fàtte soxna si léegi moo mu tënkalee ci benn minute parce que am na auditeurs yu bëgg a dugg jombul dañoo bëgg a contribuer wala ñu am lu ñu la war a laaj soxna Aïcha bismillah nga tënkal ma ci benn minute li nga wa ñaari minute li nga xam ni honorable député wax na ko léegi. waaw kii sëñ Ahmadou balaa loolu di nga ma may. ma yegg la comme da nga ko tudd moom. waaw ma yegg la nuyoo bi nga xam ne yóbbante na ma ko pour ma yegg la ko. waaw ndax yëgal naa ko. dëgg la mi ngi lay nuyu bu baax a baax. merci. te yaakaar naa ne yéen mooy ñëw fii te bu ma yëfee man yaakaar naa ne. New York kenn du ko romb. dëgg la ma ciy profité lu am solo li nga wax ni mooy suñu mbokku compatriotes yi nga xam ne dañu ñàkk seen i mbokk. muy li nga xam ne ñoo ko bokk nag yaa ko wax léegi ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. déedéet donc seen i tiis suñu tiis la. maa ngi leen di jaale di leen ñaanal yàlla mu xari leen àjjana. amiin te xam yàgg seen loxo. amiin te yàlla dolli leen xolu muñ. amiin 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 donc ko jaale waa New York yëpp. amiin ni ma ko déggee dañu nekk état boo xam ne ils sont très solidaires. maa la wax bu ñu amee bànneex ak bu ñu amee naqar ñoom ñëppay bokk ànd. te man dem naa fa. yàgguma fa. waaye li ma lecture bi ma def mooy ne dafa nekk nit ñoo xam ne dañu am fierté seen réew. dëgg la ndax boo demee New York am na gox yoo xam ne boo gestoo rek Sénégal la lay fàttali. kon ku fonk sa réew rek yaay transporter sa réew ak jëfaleen fépp. te ñu ngi koy def nu mu gën a mais ma leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. vidéo kii bi nga teg ni audio bi nekk na lu am. 2 minutes parce que auditeurs yi itam bëgg dañoo barkeelu waaw. waaw mi ngi ko defee woon Thiès. muy lu am solo loo xam ne boo xoolee dafa passé en revue lu bare bare. tigi si li nga xam ne noonu la Sénégal di doxee. jaar na si mbirum suñu ressources yi. wax na si président ni mu yoree réew mi. wax na si ni mu bañee opposition. wax na ici lan mooy rôle opposition. donc li ma ciy jàpp ne am na solo mooy opposition. nit ñi jàpp ne nekkul koo xam ne dafa bañ président. déedéet ñun waa Pastef li ñu gis mooy dafa mel ni ndaw yoo xam ne. volontaire wu taxaw. ne askan wi kat ñi nga xam ne dañ leen dénk réew mi te yéen a leen tànn. ñooñu dañu bëgg a xool nekk seen diggante yéen ak moom. bu ñu defee naka su dul noonu ñu alerter. population bi parce que opposition loolu mooy njariñam. mooy démocratie saaguñu. duñu saaga. duñu xarab duñu def dara. mais doxalin la ñuy xool waaye du ci jëmm yi. dëgg la. mu lancé appel bu mujj bi te ñun Pastef noonu la ñuy doxalee. boo xoolee suñu discours li tax yow mi nga bëgg ko te sa rajo bi nit ñi ràññee ko si mbirum dëggu. man gëm naa ne bu ñu doon wax li nga xam ne jaarul yoon wala nekk na loo xam ne nopp mënu koo dégg. man gëm naa ne sa rajo bi ak ni nga yiwee ni nga tege am na yoo xam ne doo ko teg. du ma ko jege sax. kon ñun Pastef loolu lu ma leer na waxal nañ la ko. ndax bëggoo ko fi wax lu ñaaw. bëggoo ko fi saaga. lu jub ak lu dëggu rek ngay bëgg muy jëp si rajo bi. tigi yal na ko yàlla saxal. amiin amiin kon nag loolu la président Ousmane Sonko jaarale en revue. ba mujjee ko mu lancé appel boo xam ne. moo jeunes yi ne ñëpp nañu mobiliser dem voter ji parce que c'est un droit. dëgg la. waaw xam naa ne temps bi gàtt na mais mënoon nañ ci gën a dugg. waaw mën nga continuer parce que su fekkee am nañu dugg de toute façon ubbi naa téléphone bi 212 219 9695 su fekkente ne am nañu bëgg a barkeelu wala ñu am lu ñuy laaj soxna Aïcha mi ubbi naa téléphone bi donc soxna Aïcha mën nga continuer su fekkee am na ko woote rek ma jël ko rapidement bismillah. waaw dëgg la parce que gis nga li ma ci tibb sànq comme mënuñu jël idée yëpp. mooy lan mooy rôle opposition. waaw parce que bu ñu waxee rôle opposition daf ñuy delloo ñun Sénégal. ñun waa Pastef. jamono yi ñuy toog di tëgg parti bi. parce que dañu tàmbalee ne Sénégal bi mu jëlee indépendance depuis 1960 ba léegi. li ñu gis fi Sénégal tollu jéego yu mu def ñun dañu jàpp ne mënoon a def lu ko. ndax dafa am fi ñu ko teg. am na auditeur bu nekk ci ligne bi xaaral ma jël ko ba xam rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. allo. bismillah. yaa ngi ci air bi de. yaa ngi ci air bi. soxna si continuer bismillah. waaw bi ñu xoolee. ñu tëkkale benn réew boo xam ne taxu koo rëy jamono ñi jël. xaaral ma seet am na ko duggaat rajo. bismillah continuer. waaw bi ñu xoolee jël benn exemple rek sorewul. ñu jël Corée fa mu toll woon jamono yooyu ñu tolloo woon. tey ñu dem ba 2015. one second rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillah. ñu ngi lay nuyu bu baax man la Pata Ndiaye.
Pathé bismillah. lay remercier aussi wax dëgg ku bëgg sa réew te ku dëggu nga. dëgg la. ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax. maa ngi nuyu soxna Aïcha bu baax tamit maa ngi nii man la Pathé Ndiaye. waaw émission bi am na solo. dëgg la émission bi am na solo la Ousmane Sonko wax dëgg ku dëggu la. te ku bëgg réewam la te yaakaar naa Sénégal instant bi soxla ku mel ni moom. dëgg la. dëgg te li ngay def nag noonu la nit ki moom luy jëmale réew sa kanam. dafa la war a jaral nga xeex ci. sakk def ci sacrifice. waaw wax na la yàlla fay daal. Amir wax naa ko sax parce que nee naa ku dul Ousmane Sonko itam suñu ma indilee keneen ku def li mu wax ku def li mu def wala nga wax li mu wax bu ñaa ko dinaa ko teg parce que rajo bi du rajo parti. du rajo daayira du rajo leneen sama rajo personnel la maa koy ma ngoog dëgg la kontaan naa lool Pathé vraiment rafetlu naa lool aussi sa intervention bi yooyu itam yàlla na yàlla fay te boole ñu ko ñun ñëpp quoi asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna si yeggaleel mais man am na lu ma xaaral am na beneen auditeur rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah soxna si am na lu ma la bëggoon a laaj balaa ak kii bay jeex 2 minutes ama dese. waaw. damaa gis bi ñu ubbee assemblée nationale mu di député yàlla def na dañ ko fa daan génne ci bu njëkk ba suñ borom delloowaat ko foofa ci boppam ni ko doon neex waxal mu ne salaire am dana ko xaaj ñetti xaaj joxe ko damaa gis bu noppee toogu fa ba yi fii jeex parce que ba sabar yi kii commencé la daal di génn loolu laa bëgg nga leeralal ma ci leeral ci rajo Sénégal émergence suñu auditeurs yi rap ci benn minute rek parce que li ñu dese bariwul. loolu dëgg la yaa ngi may fàttali ba mu demee assemblée. waaw. bëgg a dugg. tënk waa li plénière. ñu jëlee ko fa ne ko doo ko fi waxee. waaw. mu génn taxaw bëgg def benn interview ñu ne ko doo ko fi defee. mu taal otom ba buntu principal ñu ne ko doo ko fi defee. déet waay. mu dem fenn defee ko fa. te loolu jaay doole la ndax yoon dafa may nit bu amee yenn audience yi foofu. un citoyen simple am na droit dugg foofu. toog déglu ndax dafa bokk ci même éducation citoyenne. mais comme xañoon nañ ko ko. yàlla mi dara teewul def tey ñoom ñi ko xañoon askan wi ñëw ne ko demal di nga fa toog. te ñun ñoo la fay yebal. am na auditeur bu ne ci ligne bi xaaral ma xool ko ba xam rajo Sénégal émergent la voix de l'émergence bismillah. aw ma lu may laaj aw ma lu may kii damay ñaanal yàlla maa ngi lay gërëm. jërëjëf. nga nuyul ma la ñu ndaw. borom yar ak teggin. incha allah jërëjëf waaw kay merci waaw kay. boo paree nga woo ma dégg nga. incha allah jërëjëf l'ami des Sénégalais soxna si rapidement ci benn minute rapidement lu tax mu jóg bàyyi ko fa daal di dem. bi sabar yi tàmbale. non parce que xam nga ñun Pastef wax na ko léegi ci discours bi. nee na ñun Pastef folklore taxuñoo jóg. tigi. sant taxuñoo jóg. fépp fu ñu dem te gisuñu fa liggéey buy jëmale Sénégal on préfère se retirer. tigi parce que boo seetee ni mu demee keroog sax mënuñu see dugg tey. bañ ko joxulee convocation ne ko bés sell si rajo yi la ko déggee. kon joxuñu ko convocation ci presse bi la ko déggee noonu. ci presse bi kenn joxu ko convocation ne ko tey. yow convoqué nañ la yow honorable député tey la mbir di tàmbale jotu si dara. loolu moom day. waaye teewul comme moom Sénégal la ko ñor. teewul ba mu ko yëgee dem na. loolu day mais nag mbir mi moom xam naa noonu la ma soxna si xam naa ni kon nga tàggu ci benn seconde parce que 20 secondes dama dese. waaw xanaa di la ñaanal yow mii. jërëjëf. lii nga xam ne si dëgg nga ko lal. bépp kàddu bu fi jógee yàlla na ko yàlla barkeel mu jëriñ Sénégal. amiin yàlla saxala yow si fii. amiin ndax man maa ngi soog a ñëw waaye la ma dégg nit ñi yokk na si la ma xalaat.